Je m'adresse directement à la jeunesse sénégalaise yéen laay waxal dama bëggoon ngeen bàyyi ma xel bu baax a baax est-ce que tey ñun war nañoo nangu tey jël suñu réew jox ko nit fal ko jox ko tous les pouvoirs jox ko palais mu yore ay décret di nommer à tous les postes civils et militaires di présider conseil supérieur de la magistrature jox ko avion buy daw ci tali bi ak cortège am ñu wàcc tali bi abal ko jox ko caisse noire 8 milliards kooku tey luñ ko jox sax dafa ëpp yemut ci loolu mu ñëw yeneen pouvoir yi nga xamante nii seen pouvoiru bopp la dañoo waroon am indépendance muy le pouvoir législatif ak le pouvoir judiciaire mu jël ko teg ci loxoom impunité bi nga xam ne moom la doon xeex démb muy dóor doom làq doom te nee na moom victime la ci loolu ndax bi mu nekkee assemblée nationale dafa oo Karim Wade ne ko pour mu ñëw leeral Abdoulaye Wade dal ci kawam poussé ko à la démission mu démissionné dem créer partem Sénégalais yi wóolu ko jàppale ko parce que dafa doon victimiser wu te jàppoon nañ ne victime la muy victime mu impunité ak injustice ñu jox ko réew mi amoon loolu yaakaar ci moom mu ñëw tey jaay ñu yëfu baa doola impunité bi mu doon xeex dafa gën a pire injustice bi mu doon xeex dafa gën a pire te ñun ñoo doon ànd ak moom sur le terrain di ko jàppale di ànd di xeexandoor cause boobu noonu pour jëlee fi loolu yëpp pour teg fi bonne gouvernance transparence xeex li nga xam ne moom mooy corruption Sénégal jëm kanam égalité am ñëpp tolloo ndeke moom li mu doon wax gëmu ci dara bi mu ñëwee lu mu njëkk a def mooy ay acharnement la déclenché wu acharné wu ci kaw Karim Wade jaay ko doole ñu ne déetawaay mu dem ca Khalifa Sall jaay ko doole tëj ko ndax Khalifa Sall gagné na ko Dakar 2014 te Khalifa Sall bi muy gagné Dakar en 2009 boobu fekk na moom Macky Sall dund na injustice ci Ablaye Wade dund na impunité ci Ablaye Wade ba dem bokk ci Benno Siggil Sénégal ñu ànd ak ñoom Khalifa Sall dem gagné maire yu bëri toutes les grandes villes du Sénégal ñu gagné ko Macky Sall si la demee récupéré waat maire bu Fatick ndax dañ ko yónnee woon délégation spéciale jaay ko doole mu ëlbatiku bi mu amee doole moom Khalifa Sall boobu noonu mu jël ko def ko noonu parce que am na ay ambition te xam na ne bëgg na am deuxième mandat waaye du ko teg ci élégance waaye daf kaa teg ci jikko baa doole jàpp Khalifa Sall jaay ko doole tëj ko ci kaso bi juste rek pour mën a gagner élection yi au premier tour te loolu taxul sax mu gagner élection yi premier tour tëj na Khalifa Sall waaye terewul sàcc na élection yi jaay sénégalais yi doole teg fi parrainage am ay candidats yoo xam ne daf leen a recalé Hadjibou Soumaré Pape Diop Malick Gakou ak ñeneen mu téye leen daal di tànn ñi nga xamante ni ñoom la bëgg a bëreeg ñoom est-ce que war nañ nangu tey jii benn président toog ci dëkk boo xamante ni dañoo wax ne dëkku démocratie la c'est un pays de démocratie mu fay installer dictature injustice bi di gën a jéggi dayoo képp ku ànd ak moom lépp lu la neex na ko lépp loo def scandale bi lu mu rëy daf koy cautionner ñi nga xam ne ànduñoo ak moom mu jéem leen éliminer politiquement acte bu nekk posé na ko mu jàll parce que jàpp na ne les sénégalais sont peureux sénégalais yi dañoo tapet ba tax na lu ko neex mu koy def moo tax ma bëgg a waxal jeunesse sénégalaise bi lancer leen appel ne sonn ngeen ñu ngi bëgg a dee ak ñàkk liggéey ñu ngi bëgg a dee ak ñàkk jàng bu baax
amuñ ay école amuñ ay hôpitaux yu baax amuñ ay université yu baax amuñ ay collège yu baax amuñ ay lycée yu baax ku feebar doo faju insuffisance rénale ñi ko am seen bakkan ci xottu gerte la nekk ñi amee diabète seen bakkan mu ngi ci xottu gerte ñi amee cancer seen bakkan mu ngi ci xottu gerte ndax machine bii faj ñi nga xam ne ñoom ñoo amee cancer benn la ci Sénégal te paanoon na fi muy radiothérapie machine bi nga xamante ni moom la ñuy defee dialyse cherul te ñi nga xam ne ñoom ñoo amee insuffisance rénale pour ñu def dialyse dañuy rang te am na ñoo xam ne balaa seen tour di egsi dañuy dee pendant ce temps ñi mu àndal di def ay détournement di sàcc xaalisu Sénégalais yi moom mu leen di protéger te xaalis boobu mënoon tabax ay hôpitaux yu baax yu mucc ayib yoo xam ne du jar ñun ñuy feebar di dem bitim réew di faju ji te xaalis boobu ñuy sàcc mënoon nañ see am un bon plateau médical digne de ce nom mënoon ci tabax ay école yoo xamante ni xale du doxee ci village ba ci benn commune di dem dox ay kilomètres pour jàng ji école am na xale yoo xam ne dinañ dox 10 kilomètres pour dem ci benn dëkk boo xam ne moo am collège pour mën a dem jàng ji wala moo am lycée pour mën a dem jàng ji am na village yoo xam ne amul courant am na village yoo xam ne amul ndox loolu mooy priorité Sénégal yi te loolu moom defu ko priorité moom mu ñu jiite di Macky Sall priorité mooy réduire l'opposition à sa plus simple expression te mu wax ne dëkk bu muy jiite dëkk démocratie la tey jii kenn moo ko dese pour mu rendi ko liquider ko politiquement muy Ousmane Sonko est-ce que war nañ nangu loolu est-ce que war nañ nangu ñi nga xam ne ñoom ñooy complice am di majorité am bi nekk assemblée nationale pour ñu liquider Ousmane Sonko ci ay mbir yu ñàkk fayda ay futilité yoo xamante ni lépp mensonge la du début à la fin ñëpp xam ne c'est une cabale politique est-ce que loolu war nañ ko seetaan Sénégal yéen laay waxal nañu jóg taxaw takku te jàpp ne lu ñuy xeex nii xeexaluñ ko Ousmane Sonko dañ koy xeex pour la démocratie du Sénégal dañ koy xeex pour wane ne ci république dëgg lañ nekk waaye ku jàpp ne boo jógee pour xeex injustice bii ñu bëgg a teg ci kaw Ousmane Sonko ne Ousmane Sonko nga koy xeexal yaa ngi nax sa bopp il est temps ñu jeexal mbir mii nii muy mbir mi nga xam ne président bu toog jàpp ne moom moo am doole te amul doole te doole jooju noonu peuple bi ñoo ko jox léegi peuple boobu jox ko doole ji est-ce que war na nangu mu jël doole bi mu jox benn nit mu koy utiliser nu mu ko neexee di leen ko dóoree di tànn ay nit yu ànd ak moom di leen may jàmm ñu àndut ak moom defuñ dara mu leen di xañ jàmm est-ce que waruñoo xeex tey ngir ëllëg opposant di opposer Sénégal am jàmm ngir opposant radical bu mel ni Ousmane Sonko ak ñeneen ñi nga xam ne war nañoo ñëw ëllëg nekk ci dëkk ba am jàmm di doxi seen soxla nu mu leen neexee te kenn du leen piéger kenn du leen tegal ay ndëgg sërëx ma ne xeex bii nii dafa war a nekk xeexu Sénégal Ousmane Sonko espoir la de toute une génération parce que li ñuy dund nii yàgg nañ kaa dund depuis 1960 en commençant par le président Léopold Sédar Senghor ñëw ci Abdou Diouf ñëw ba ci Ablaye Wade ñëw ba ci Macky Sall ñu jàpp ne rupture dafa war a am état de droit am Sénégal jóg leen ñu xeex rawatina la jeunesse xeex bi ñuy oote nag pacifiquement la parce que bëgguñu réew ma tàkk bëgguñu violence donte ku ñu amal affaire c'est un président violent ak ñi mu àndal waaye nag résistance dañ ko def ci constitution bi képp koo xamante ni nekk nga ci dëkk ñu lay teg loo xam ne attanoo ko da nga am droit nga résister maanaam nga bañ te bañ boobu noonu ci kaaw Ousmane Sonko bii war nañ ci mën a profité ñu bañ
ndax kat ñi nekk ci gouvernement bi ànd ak Macky Sall am na ci ñu bëri ñoo xamante ni tudd nañ leen ci ay scandale yu dul jeex mu protéger leen. am na ci ku ñuy wax Bougazeli ay faux billets lañ ko jàppee à flagrant délit mu nekk député comme Ousmane Sonko ñu jàpp ko yóbbu ko kaso tëj ko 6 mois génnee ko ci crime boo xamante ni crime économique la kooku nekk un délinquant économique ñu libéré ko. am ay doomi borom xaalis yoo xamante ni dañoo nekkoon ca Almadi braver li nga xam ne moom mooy couvre-feu bi ak état d'urgence bi dem di utiliser drogue ba mu am mort d'homme ñu jàpp leen tëj leen 6 mois ñoom it génnee leen. pendant ce temps doomi baa doole yi ñu ngi ci kaso yi di souffrir pendant ce temps ñu ngi jàpp ñoom Guy Marius Sagna ñoom Clédor Sène ñoom Abbas Fall ak Birame Souleye Diop ak Assane Diouf te defuñ dara parce que dañuy xeexal seen réew dañuy xeexal Sénégal parce que dañoo gis ne Sénégal lu fi nekk jaaduwul 2 poids 2 mesures bi ëpp na excès de pouvoir bi ëpp na ñu taxaw pour dire non ñu jàpp leen jaay leen doole di def répression ci kaw Ousmane Sonko boole kaak benn jigéen pour toroxal ko pour tilimal deram parce que dafa oote njub ñu ne ko loolu du fi amee kañ la ñuy am ku baax Sénégal heure bu ñu amee nit ku baax ñu jéem ñu ko yàqal am nañ fi Cheikh Anta Diop yàqal nañ ñu ko am nañ fi Mamadou Dia ñu yàqal ñu ko ñoom Omar Blondin Diop nekk fi di xeex ñu éliminer leen Ousmane Sonko mii li muy incarné ak lu muy prôné mooy li nga xam ne moom la ñoom Mamadou Dia doon incarné di ko prôné ak ñoom Cheikh Anta Diop ak ñoom Omar Blondin Diop ak ñoom Mamadou Dia kon tey waruñoo seetaan tey ñu koy sànq di ko làq jant bi parce que ci loolu rek lañ nekk tey buñ demee ba Sénégal tey justice bi kenn amul ci moom yaakaar képp koo xamante ni jotee nga ak président bi te nekk opposant yam nit ñi dañuy jóg parce que xam nañ ne boo demee justice mooy tu es mort dee nga parce que justice boobu moo nekk complice su président Macky Sall pour di éliminer ay adversaires assemblée nationale bi nga xamante ni dafa am majorité ñooñu waroon a nekk député du peuple dañoo soppeeku nekk député de Macky Sall ne dañuy lever immunité parlementaire Ousmane Sonko te deful dara ñëpp xam nañ ne ay fen la kon maa ngi lancé appel jeunesse bi ñu jóg taxaw ñi war a wax te am baat ci Sénégal les marabouts toutes les forces vives de la nation am na ñu bëri ñoo xam ne gis nañ leen nag ngeen dem di soutenir Ousmane Sonko waaye soutien bi na ànd ak wax na ànd ak jëf parce que waruñoo nangu tey Macky Sall nekk ci bopp réew mi di def lu ko neex ànd ak ay lobby yoo xam ne ñu ngi koy jàppale ana communicateur traditionnel yi Alaaji Mansour nga xam ne yow mag nga mat naa bàyyi sim réew suñ koy wax dafay fekk mu nekk mag moo xam ne situation yi buñ ci nekkee mu yëkkati kàddu fu dëgg féetee mu wax ko te bañ a far te ñëpp xam nañ ne instant bi Macky Sall moo nekk ci gannaaw lii yëpp ngir toroxal Ousmane Sonko ngir sànk ko est-ce que loolu war nañ kaa nangu xalif généraux yi na ngeen yëkkati seen kàddu ngeen wax donte am na ay sëriñ yoo xamante nii ay xale lañ duñ ay mag engagé wu nañ ñëw ci côté Ousmane Sonko pour jàppale ko waaye loolu rek doyul ana mbër yi dëkk ci banlieue bi sonn ba bëgg a dee ñi am baat ñëpp ñu ngi leen di woo ngeen jóg ñu xeex pour démocratie Sénégal bañ a naax saay bañ a dellu ginnaaw parce que Macky Sall ci lu mu nekk nii mooy pour assassiner la démocratie sénégalaise l'état de droit te loolu ñun waruñ kaa nangu war nañoo bokk ci réew yi nga xamante ni réew yi ñu gën a respecté la te lan moo ñuy koy may mooy ñu ut ay nit ñu baax yoo xamante ni ay nit ñu jub lañ ñu honnête teg leen ci bopp réew mi pour ñu mën a doxal réew mi benn sénégalais bu nekk war a mën a gis sa bopp ci réew mi waaye waruñoo nangu benn bande d'association de malfaiteurs nekk ci bopp réew mi ñu jox leen nguur gi ñu koy séddoo seen biir ku bokkul ci ñoom doo tedd doo dund gu baax suñu xale yi ñu ngi jël gaal di xaru
di dugg ci Méditerranée bi di jaar ci océan Atlantique bi di dee tey océan Atlantique bi ak Méditerranée bi moo nekk cimetière jeunesse africaine bi rawatina la jeunesse sénégalaise ñaata xale ñoo dee ci géej gi seen ay waajur ñàkk te leen taxoon a jóg mooy dem Europe pour buñ demee mën a dimbale seen ay waajur xale boo ci wax mu ne sama waajur laa bëgg a dimbale jaay nañ seen géej gi ay tubaab ba amatu leen yéen fu ngeen nappee yéen sama mbokk mool yi jóg leen ñu xeex ngir bu ñu amee président bu mel ni Ousmane Sonko bu ñëwee mu jël suñu géej gi delloowaat leen ko ngeen ciy napp ñu organiser ko ku nekk mën a toog sa réew di ñafe di tedd te doo dugg gaal ñu fexe ba mel ni yeneen réew yi nga xamante ni dañ leen a respecté seen passeport fu ñu ko présenté ñu jox leen cër duñ leen laaj visa comme Japon comme Allemagne comme France wala Union européenne bi yëpp wala comme États-Unis war na mën a nekk parce que Japon ñun ak moom ñoo tolloo woon bombardé nañ leen fi ci guerre mondiale bi Hiroshima ak Nagasaki Allemagne bombardé nañ ko ci guerre mondiale bi te jóg nañ taxaw takku liggéey gëm seen bopp ba développé loolu ñun jombuñu lépp luy yàlla di may nit pour nit ki développé yàlla may nañu ko muy zircon di or di phosphate di pétrole di gaz di fer di jant di géej di suuf su tàlli di asamaan suy taw loolu ku ko yàlla may war nga mën a développer dem sa yoon est-ce que tey dañoo war a toog tey bàyyi ay saay-saay ci bopp nguur gi ñuy séddoo alalu réew mi ñoom neen seen biir di ñu gën a appauvrir di ñu gën a toroxal est-ce que dañoo war a seetaan heure bu ñu amee nit koo xamante dafay incarner les bonnes valeurs ñu naax saayal ko sànq ko toroxal ko est-ce que loolu war nañ ko seetaan Sénégal yéen laay waxal rawatina la jeunesse sénégalaise nañ leen jóg ñu résister ñu bañ lever immunité parlementaire bii nii waa assemblée nationale war a def warul am parce que amul dara lu xew loo xamante ni war na mën a tax ñuy jaay doole Ousmane Sonko pour lever immunité parlementaire am parce que c'est l'opposant de Macky Sall te Macky Sall wax na ne moom bëggul opposant loolu la wane est-ce que loolu war nañ ko nangu nañ jóg ñu taxaw ñu bañ ñu xeex xam ne lu ñuy xeex nii suñu bopp lañ koy xeexal ak suñu ay doom pour Sénégal ëllëg mën a nekk Sénégal gu baax